ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag génnuk àdduna Hissène Habré ki fi ne woon njiital réew bu Tchad faatu gannaaw feebar coronavirus bëgg tëraloon Hissène Habré nag yoon tegoon ko loxo fii ci Ndakaaru teg ndoddam nag ci daan giiruk dundam gannaaw nag àtte boo xamante ne mi ngi bawoo ci chambre africaine extraordinaire ñeel nag la ñu tegoon ci ndoddam bokk na ci faat ak xoxatal doomi aadama ca réewu Tchad ci jamono jooju nag ca banlieue bu Ndakaaru gannaaw nemmeeku bi nga xamante ne jëwriñ bi ñu dénk kaaraange biir réew mi Antoine Félix Diome amal na ko fa dalal xelu askan ngay yeewoo nag ci mbënn ma ak jafe-jafe ya ñuy jànkonteel askan gi nag gannaaw nemmeeku boobee daan nañu yëkkati seen kàddu njott gu rafet amaguñ ko ci nag kàddu yi nga xamante ne jot nañu ko teewlu ci jëwriñ gi ñu dénk kaaraange biir réew mi ñoom ba tey ña ngay xaarandi ñu daal di leen wallu génne leen ci jafe-jafe bi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel ñeel mbënn mekk waame bi ci biir xibaar yi ponk bu mujj gi daañu ànd ak moom nañu koy defee Baba Ndiaye li yéenekaay yi xëy fasal tey jii yemoo ko talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si Hissène Habré jiite woon fii réewuk Tchad moo daal di faatu bésub tey ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août atum 2021 gannaaw nag feebaru coronavirus bëgg tëraloon moom Hissène Habré ñu fàttali ne jot naa jiite réewuk Tchad ci atum 1982 jàpp atum 1990 ci fanweeri fan ci weeru mai atum 2016 nag la ñu ko daal di condamné te ko nag daan giiruk dundam ci wàllub yoon fii ci Ndakaaru nag gannaaw nag ba ñu ko atee ci nag crime contre l'humanité Hissène Habré nag ñu fàttali ne nag at yi mi ngi tolloon ci nag juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent moom Hissène Habré nekkoon nag ci prison bu Cap Manuel foofee nag gannaaw feebar ga ko tëraloon dañu ko daal di jël yóbbu ko ci clinique fii ci Ndakaaru foofee nag la jotee doomu jàngoro bi di coronavirus nga xam ne moo ko daal di yóbbu ci bésub tey yemoo ko talaata mu di leeral yoo xamante ne mi ngi bawoo ci jëwriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub yoon ak yoonal fii ci réew kër Sénégal maître Malick Sall ñu teewlu ko ci téléphone Alassane Samba Diop. di vraiment présenter condoléances am famille Habré présenter condoléances peuple tchadien xam ne daal gouvernement Sénégal ak son président le président de la République defoon nañu seen maximum pour que Habré nekk ci bonnes conditions à la fois sanitaires et sécuritaires parce que Habré boo xam dans de bonnes conditions lañu ko détenir fan yi passé nag dafa xawoon suburu et puis jabaram laaj mu ñu évacuer ci benn clinique privée administration pénitentiaire moom dëgg moom dafa ci amoon ay inquiétude parce que xam ne ne conditions sanitaires ci prison bi moo gën a assurer effectivement que ailleurs mais comme dañu ne def feebar effectivement dañu obligé effectivement évacuer ko ci benn clinique xam ne clinique bu baax nag dëgg qualité malheureusement ci clinique boobu la jot Covid bi administration pénitentiaire bu ñu informé ñun immédiatement président de la République dafa joxe ay information hors directeur de l'hôpital principal ak médecin personnel pour ñu jëlee ko foofu pour que ñu effectivement ñu yóbbu ko immédiatement hôpital principal. ñun Sénégal li ñu confié woon mooy détention Habré détention bi moom jeexal lu des lii léegi def naa loolu ci loxo famille Habré la ak xëy na ci loxo gouvernement tchadien. loolu dëgg-dëgg dañu koy bàyyeel xam ne ñoo ko moom mooy famille Habré ak xëy na gouvernement tchadien ñoo koy seet. Hissène Habré faatu ci bésub tey ba ñu yëgee xibaar bi nag rédaction bu ITV daal di yónni ndaw ca këram gi nga xamante ne moom moo ne ca Almadi Boubacar Dieng ñu ànd ak moom nemmeeku ji askan nga yeewu naka ca peggu këruk Hissène Habré naka la ñu jotee xibaar yi ak seede yi nga xamante ne daal nañ ko yëkkati. Wakaam dal buntu kër ki fi nekkoon njiitum réewum Tchad ñaari gardien rekk nekk fii famille bi nag kenn nekkul ci biir kër gi dëkkandoo yi nga xam ni nag nanguwuñoo àddu sunu caméra jàpp ni Habré ku baax la woon
gannaaw Wakaam ñu dem Almadi file nag ay consigne lañ fi joxe kenn bu mu dugg ci kër gi wante kenn say dëkkandoom di ay seede. maanaam daal ci dëkkandoo bi daal mooy li ma la wax rek nit la koo xam ne bon dafa kii quoi dafa bon ku posé woon la ku baaxoon la mais xaw ma au fond bon monsieur Abri au fond mais daal c'est un gars bon qui s'est comment ko la kii ku réservé woon quoi de trop daal duggul woon daal bon ci nit ñi daal. Abré ñu tëj ko ngir dundam ndax crime contre l'humanité moom nag li ko faat moo di jàngoro yi coronavirus daanaka soxnaam defoon na sax ab bataaxal ngir wax ak askan wi ci feebar bi nga xam ni dal na ki fi nekkoon jëkkëram nekkoon itam njiitu Tchad di Hissène Habré. bu ngoog Boubacar Dieng demaloon nu ca Wakaam ak ca Almadi ñaari kër yi nga xamante ni Hissène Habré moom la amoon fii ci Ndakaaru ba tey ci xibaar yi coronavirus mbas mi tolluwaay bi ci réew Sénégal xayma bés bi fësal ne juróom-ñaar fukk ak benn ñoom ñoo daal di génn amee tey doomu jàngoro bi ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci doomi aadama juróomi téeméer ak fanweer ak juróom jàppale ne ci bésub tey ñoom nag ñoo daal di wala bokk ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom ñoo daal di wér ci bésub tey ndax mbas mi di mbasum coronavirus ñeent fukk ak juróom ñoo ne ci sauvetage fukk ak juróom-ñaari doomi aadama ñoo faatu bésub démb yemook alteni ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août atum 2021 ba tey ci xibaar yi na ma leen ko junjee woon ci bopp bi nag bokk na ci lu soxal wàllu bënn meek waame bi sonal yenn ci ay gox ci Ndakaaru rawatina nag ca banlieue bi ñoom nag gannaaw ba ñu dalalee nag jëwriñ bi nga xamante ne moom la ñuy denk wàllu kaaraange biir réew mi Antoine Félix Diome ñoom nag yëkkati nañ ay kàddu xamle nag dige yi nga xamante ne jox nañ leen ko ñoom nag jële leen tàkkali leen ak jafe-jafe ya ñuy jànkonteel ba tey nag gisaguñu tegaguñu gët li nga xamante ne moo di jumtukaay yi ñu fas yéene jëfandikoo ñeel nag plan Orsec ñoom nag ña ngay woote wallu ba tey ci kilifa yu Sénégal ñu saafara jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel ñeel wàllu mbënn mi banlieue bu Ndakaaru suñu correspondant ba fa di Mamadou Lamine Fatija. doxu nemmeeku bi jëwriñ bi yore mbirum intérieur defoon ci Kër Massar taxul soppeeku am ci gox googu gannaaw sax bu ñu yëkkatee lii di plan Orsec bi ngir mën a jàppale askan gi. pour te dire la vérité maa ngi nii door a génne tey parce que ndox mi daa jëloon suñu site ba feenee lépp doo mën a gën foofu moom grand nous n'avons rien vu comme dispositif bu dul fii nii mooy bu ñu wàccee nii moom rek lañ fi amagum waaw mais ndox mi di sotteeku jëlee jaxay ñëw ba pénitence ñëw yëpp suma buntu kër lay sotteeku ci gannaaw ci terrain bi te loolu chaque jour maa ngi ci veillé ak taalibe yi ak n'importe quel gosse bi nga xamante ne dafay ñëw parce que lépp loo gis fa ñuy njëkk aar suñuy doom mais li ndox mi yàq ci biir grand ñi nekk ci rez-de-chaussée ñëpp a génn suñu secteur bi fii nii unité 3. ci unité 3 ak Camille Basse doon gox yi nga xam ne ndox yuy jóge ci yeneen i gox yi fa la ñuy daanoo file moom benn pompe rek a fi am pompe bu nga xam ne fu mu toll nii dafa noppi suñu sukkandikoo ci chef de quartier bu Camille Basse file lu ëpp téeméeri kër yi fi ne ñaar téeméeri ak ñeent yi dañoo nekk ci biir ndox. ministre bi jaar na fi démb am na ay promesses yu mu def li ma gis ci journaux yi mooy am na 150 motopompes yu mu war a joxe mais fi mu nekk nii xëy na il nous faut un peu plus de temps pour réaction bi ñëw mais fi mu nekk nii gisaguñ ko bu bees bu la à part li fi nekkoon gisaguñu luñ fi tegaat xëy na dina ñëw après mais gisaguñ ko. ñun kay weesu nañ foofu jaaxle kay romb nañ ko problème bi kay mooy nañ yokk pompe yi ndox mi mën a dem parce que taw nawet bi demagul fenn nawet baa ngi door a tàmbali daanaka on est en milieu d'hivernage fi mu nekk nii ba octobre ndox maa ngi ñëw di ñëw te lii fi nekk nii benn pompe yi daw nii benn pompe daw fële loolu mënul yóbbu ndox yi. bout de canal bële benn pompe moo fa nekk benn pompe la léeg-léeg ñu taal léeg-léeg ñu ne dafa tàng fay ko léeg-léeg ñu ne dafa tàng fay ko donc ndox moom dem te ndox mii mooy dem foofu ndox mi mënul dem mu ngi sotteeku suñu kaw ñun Camille Basse loolu suñu problème bi dañuy sotti ndox. nekkul li taw suñu kaw lii ngay gis ni du ndox mu taw suñu kaw bu ñu tawee ba pare amuñu xajol nii sax. doxalin bu ñu war a def plan Orsec bi nga xam ne dafa war a taxawu askan wi ngir jàppale leen ci war a mënd bi tey jile askan bi nekkee ci Kër Massar nekk ci ndox mi mu ngi koy xaarandi bu baax a baax ñoom di wéyal di am yaakaar ni seen gox gi dina wow
waaye balaa boobule moto pompe yi nga xam ne ñoo fi war a jëlee ndox mi ñoom ñëpp dañoo ne tekk. Mamadou Lamine Fati ci Rufisque Ouest askan nga fay yeewoo ñoom nag la ñu bëgg a tàkkalikool nag di carrière béton nga ñu fay nemmeeku ñu ne nag loolu nag moo sabab ay accident yu bëri yi nga xamante ne dañu koy nemmeeku ci gox ga naam ne sax ñoom artu woon nañu kilifa Sénégal artu woon nañu nag ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci yooyu la carrière ngir ñu daal di ko fay jëlee waaye nag jamono ji ñu seetlu nag moo di mbir mi daal di wul bouger mètre foofee nag ca gox ga la daal di desani ñàkkum kaaraange nag moo sabab ñu daal di yëglu ci kanamu askanu Sénégal Babacar Seck reportage. donte kilifa yi artu nañ leen ngir ñu tëj carrière béton bi nekk ci gox bii di mbir Tawfekh liggéey baa ngay wéyandi ña fa dëkk di ko naxalu. donc le maire à chaque fois bu ñu bindee moom dina tontu mais def na mise en demeure lettre yaa ngi fi def na mise en demeure pour que alors waa ji jóge fi mais waa ji jóge fi ma defaat beneen ma constaté waat ñëwaat beneen accident am fii accident bi bu mu amee automatiquement j'ai appelé le sous-préfet bi ma ko oowee mu ne ma tu vas faire une lettre ma bind une lettre envoyé ko mu def application monsieur le maire foofu aussi le sous-préfet def sommation de déguerpissement ñu may ko délai 15 jours yoo xamee ne yi si mois de juin 15 jours yoo xam ne yi dafi war a jóge mise en demeure bi aussi pour 15 jours la woon pour mu jóge fi mais jógew fi nekkinu askan wi ak carrière bi jur na ñàkk kaarange si quartier ba. camion yi pelle mécanique yi ak yëpp duñu nelaw ñu toogaat parce que accident amaat soo leen xoolee fii si bor bi carrière bi suuf si nga xamee ne si sama ginnaaw ñun ñi fi nekk mën nañ ma témoigner kenn mënu fi woon a dox pour yéeg fi wala nga doon adulte bu dëgër nga mën a yéeg non seulement fii école moo fi am te école bi ay xale ñoo fiy jaar oto yi ku nekk xam na loolu. askan woo dëkkee Mbir Tawfekh délai fukki fan leen jox ñi nga xam ni ñoo yor carrière bi ngir ñu fa buñ ko jëfewul dinañ jël seen matukaay jële leen fa. Babacar Seck ayu bés gannaaw accident bi nga xamante ne moom moo amoon ca diwaanu Kaolack camion bi jaaroon ci kaw taxi ba ñeenti doomi adama ñàkk ci seen bakken ay ndaw yu réew ka Mali nag bokk ci ministère bi nga xamante ne moom la ñu fa dénk wàllub dem beek dikk bi ñu ngi woon nag ca région bu Kaolack dem nag jébbal seenub njaal njabootu ñi nga xamante ne ñoo daal di loru ci boobule accident bokkoon na nag ci ñi leen dalal foofee nag ca Kaolack joorin bi nga xamante ne moom la ñu dénk ci réew Sénégal wàllub dem beek dikk bi porox ndoolu ci Mansour Faye mu deswaat nag ci dem ak dikk ci réew ko Sénégal daal di xamle itam ne joxe xibaar ne lu jëm ci wàllub dem beek dikk ñeel saxaar diggante réew ka Mali ak Sénégal kon daañu ko taxawalaat ñu teewlu si suñu ndaw ba ñu teewal ca diwaanuk Saloum di Adama Sara. gannaaw l'accident bu métti bi amoon fii ci Kaolack te ñeenti nit ñàkkoon ci seeni bakken ab délégation bu am solo nag bàyyeekoo ca réew Mali te jëwriñ giñ dënk wàllu dem ak dikk bi jiite ko mu ànd ak natangoom bu Sénégal nag ñëwoon nag jaale si njabootu ñu ñàkk seeni bakkan ci loolu le nag ministre malien bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk bi nag daal dina dellu si waat ci taarix bi dox ci diggante réew Sénégal ak réew Mali. ku ne xam na ne réew Sénégal ak réew Mali nag benn askan dong la moo tax bi yi amee ñu daal di sol suñu daal nag ñëw fii nga xamee ne moo di ci Kaolack masawu ñi nga xamee ne ñoom ñoo ñàkk seeni bakken dëkk bii di Kaolack nag bëri na ay doomu Mali yoo xam ne ñu ngi fii di fi yeewoo di fi daan seeni doole si bi ñuy jaale sax am na benn njaboot boo xamee ne jot nañu faa dem foofale am na ñoo xamee ne seeni waajur ñu ngi bàyyeekoo ci réew Mali rawatina nag ci dëkk bii di Ségou. Pour présenter les condoléances, on a trouvé qu'il y a deux familles où les parents viennent du Mali, plus précisément de la région de Ségou. Mansour Faye nag bi nga xamee ne moom lañ dënk lépp lu jëm ci dem ak dikk fii ci réewum Sénégal daal dina xamle ne nag ne dina jël ay matukaay yu am solo bokk na ca nag taxawalaat li nga xamee ne moom moo di raay bi wante itam amal ay voies de contournement. loolu weesoo aussi dañuy waxtaan ci wàllum corridor bi mooy wàllum yoon bi jóge Dakar dem Bamako ñëpp xam nañ ni camions yu bëri ñoo ciy daw 500 dana jaar fële yeneen 400 wala yeneen 100 jaar plus de 1000 camions daañ ciy daw par jour
mu nekk loo xam ne aussi nañ ci ay xel ak xalaat état Sénégal nii moom kat raaj nga xam ne taxawoon na raaj bi daañuy fexe mu dabaat maanaam travaux yi daañu tàmbali fi nekk ak quelques semaines wala quelques mois pas plus pour ñu defaraat raaj bi de telle sorte que ni train dana jóge Dakar yóbbu marchandise ba Tamba te Tamba nag camions yi war nañ mën a ñëw jëli marchandise ba yóbbu ko Mali bu neexee yàlla. beneen bi aussi mooy autoroute bu ñuy wax Mbour Fatick Kaolack autoroute boobu dana ñëw te bu ñëwee bu egsee ba Kaolack da koy contourner dem génne côté Kaolack. réew Mali ak réewum Sénégal nag mu mel ni ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ndax bu weesoo wàllu koom nga xamee ne moom moo dox ci ñaari réew yi ñaari dëkk yooyu de daanaka benn la. Adama Sarr ñu àddu ci étudiants yi nga xamante ne moom la ñu orienté woon ci université privée yu Sénégal ñoom nag jamono ji dañoo daal di mere bu futu nguurug Sénégal ndax ñu ne nag ñoom dañu leen a fàtte ci yenn ci ay dogal yoo xamante ne nguur gi da koy daal di jël bokk na nag ca la ñuy ñaawlu ñu ne koppar yi nga xamante ne moom la nguurug Sénégal daal di amal école privée yi université yi rawatina ngir rek ñu fay leen ko ñu mën a yeggali seen njàng démb nag la ñu daal di gontu janook taskatu xibaar yi ci teewaayu suñu reporter Aïssatou Kana. ci coow lañu tàmbalee seen ndaje lu jàmp li ñoom ndongo yi dàkkub yenn ndongo ci privé yi moo sabab bi ndaje ku jiite kuréel bi ëmb étudiant yi nguur bi orienté di sàkku nguur bi fay privé fukki milliards ak juróom benn yi mu leen amal. ñu jàppante actuellement bépp étudiant boo xam ne état du Sénégal daf la envoyé woon ci université privée yi étudiant boobu dàq nan la fi nga xam ne mooy établissement bu nga nekkoon te dara lu waralu ko lu di état du Sénégal moo waroon fay benn dette bu 6 milliards fay ko boobu ba léegi donc actuellement lu ñuy wax mooy état du Sénégal na fay lu nga xam ne mooy dette boobu mais pour mën a permettre étudiants yëpp mën a delluwaat seen université yu ñu nekkoon mais itam mën a fay itam bourse ak aide sociale yu nga xam ne étudiants yi ñoo ko moom mais itam yokk loo xam ne itam mooy cursus scolaire bi parce que étudiants yu nga xam ni état du Sénégal moo la orienté dans les universités privées képp ku si def BTS wala licence état du Sénégal dafay pare ak yow loolu ñu jàpp ne du dëgg du yoon te du respect itam. ginnaaw ba ñu waxtaanee ci seen biir étudiants yu ñu orienté biir privé am yéen def lu ñu mën a ngir ñu jot ci li ñu bëgg. jàpp ne fu mu toll nii discuter nañu wax nañu lu nekk na ko mais dafa mel ñu ni déglu ñi boppa tey itam dana jàpp amuñu rek ay mbokk ci étudiants yooyu mais jàpp nañu actuellement muy wàcc télé bi muy grève de la faim bàyyi wunu lenn loo xam ne jàpp na ne suñ ko defee état du Sénégal dinu déglu mais itam dina jox loo xam itam moom lañu mérito ndax jàpp na ni état étudiants yu orienté dans les universités privées kalga bu ñuy dund kat mérité wuñ ko benn yoon. dàkkum ndongo yi ci établissement yi ñàkkum fayum bourse yi ak aide sociale yi dàkkub njàng bi bokk ci li étudiants yi nekk ci privé yi di ñaxtu ni jekk nañu ngir jëm ci ab grève. Aïssatou Kane moom itam gontu na démb wala bokk janoon nag taskatu xibaar yi nag démb nag ci altine gi Thierno Bocoum njiital Agir moom nag daan nay dellu si waat ci coalition ga ñu ne diggante Ousmane Sonko Khalifa Babacar Sall ak kii di Karim Meïssa Wade jëm ci kujjeg politique bi Thierno Bocoum taxawaayam nag deltu ci gannaaw ci boobule dogal nag gis-gis gi nga xamante ne moom la ci amee la mu jàpp nag moo di Ousmane Sonko njiital Pastef Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade nag seenu lëkkaloo bi le mës naa wor gis-gisu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kujjeg politique bi waaye itam dogal gi dañu ko jël ci ginnaaw seeni ay jegeñaale bokk ci kujje gi Thierno Bocoum ñu daal di koy teewlu ci micro bu Teddy Sow. ñooñu waxuma ak ñoom dama ne Khalifa Sall Ousmane Sonko Karim Wade yéen lay wax mais ñett ñooñu laa wax ñett ñooñu li ñu waroon def defuñu ko dañu waroon liggéey pour opposition ñu dajaloo te figurez-vous cette coalition là dañ ko teg dañ ko togg pour non seulement local yi mais pour législative yi ak présidentielle yi ñu xool lu ñuy contrôler élection maanaam ñoom suñu demee ba teg si mbir ñeneen ñi nañu ñëw ñaan rek pour ñu dugg wala ñu dem jël seen yoonu bopp loolu mooy dajale opposition loolu mooy tax opposition nekk benn loolu moo fiy jëlee Macky Sall une coalition de pression te ñun bokkuñu ak ñi ngeen di xoolee su ma toogee def la lii su ma toogee jox la lee et cetera parfois on fabrique des mots avec des coalitions yoo xamante ne du intérêt réew mi moo ko teg nañu xool nu ñuy arrangé suñu mbir écarté ñeneen ñi jël position taxaw j'ai espoir que ne dinañ revenir en de meilleurs sentiments que pour moi c'est une alliance contre nature nañu wax la pertinence
de préférer à la place d'appeler tout le monde de préférer appeler ces quatre-là nañu toog conférence de presse wax leen ko. L'enjeu ce n'est pas le départ de Macky Sall. Macky Sall dem na ba pare c'est son dernier mandat. L'enjeu c'est le remplaçant de Macky Sall, c'est ça l'enjeu. ñoom seen mbir seen xalaat foofu la nekk. Thierno Bocoum njiital Agir ñu àddu ci leneen wàllu pa alam gi ak ca Mbour géej ñoom nag jamono ji ay ndaw ñoo daal di jóg taxaw temb ngir rek daal di aar lu jëm ci wàllu pa alam gi yoon nga ñuy jaar nag di jëmbat ay garab ñoom nag seenu mbébét moo di fexe nag ba gën a ñoŋal li nga xamante ne moo di dundinu askan wi Mbour géej ñu fekk fa suñu correspondant di Buntaga Kanna. ngir mën a ñoŋal jëmbatu garab bi ñu jëmbat ci Daaru Salaam ñi bokk ci association ACT li ñu tànn mooy fexe ba askan wi ku ne mën na toppatoo garab yi ba ñu mën a màgg ni mu waree. programme bi mu ngi tudd 100 acteurs 100 arbres. Du coup dañoo ne nañ commencé fii nii que ça soit quelque chose de symbolique après acteurs yi fi nekk yëpp ku nekk normalement da nga bind pour jël benn garab ku nekk dañ lay jox garab yooyu yaa koy yóbbu sa kër soit fi nga xamante ne di nga ko mën a protéger di nga ko mën a toppatoo di nga ko mën a entretenir dañ comprendre moom moo dem ci kër yi dendoog tali bi dugg ci kër yi waxtaan ak ñoom ñi ci ëpp dañoo ne ñoom dinañ ko toppatool seen bopp dañ la koy proposé sax am na ci nga xamante ne dañ ñoo xamal ne ñoom dinañ ko toppatool seen bopp waaw dinañ ko di arrosé bu hivernage bi jeexee wala it bés bu tool. ñoom waa ACT ñoo ngi woo askan bi rawatina ndaw ñi ñu daal dee góorgóorlu ci wàllu jëmbatu garab ndax dafa am solo lool ci suñu nekkin. journée tey bi liñ fi reboiser yëpp ñun ñoo ko andi parce que ñun newedaay yi dañuy defar ay pépinières yu bëri ci zone yu bëri ay nit bu ñu wooyee dañuy joxe garab yi gratuitement mais en retour ce qu'on cherche mooy buñ la joxee garab nga protéger ko parce que dañuy naan jëmbat yomb na mais li gën a métti mooy suivre ko protéger ko donc ñun li ñu intéressé en dehors de ça mooy buñ jëmbatee ñu mën ko protéger et que buñ fi dellu siwaatee suivi ñu am lu ñu neex gis garab yi ne ñu ngi développé. am na benn boo xam-xam bu mag bu tudd Henri Bordeaux bu wax ne yenn saay garab dina gën a mën a jëmbal bërëb te nit du ko ni mane kàddu yooyu wane na ne garab dafa nekk lu am solo ci dundu doomu aadama. Afrobasket atum 2021 Tunisie ak réewuk Guinée ubbi nag li nga xamante ne moo di jongante gi talaata tey Tunisie nag daal di daan réewuk Guinée ci juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay poñ Guinée am nag lu toll ci ñeent fukk ak juróom-benn ak Sénégal nag kon jàppale ne ëllëg nag la ñu fas yéene dugg ci jongante bi fas yéene nag jano ko waa lu Uganda ñoom gaynde yu Sénégal ca Kigali Rwanda kon ñu fekk fa suñu envoyé spécial Sékou Seydija. Innocent Gourouziza mi ngi ci jokko bi ak équipe am bi nekk Kigali Arena ngir installation yi moom mooy directeur technique RBA Rwanda Broadcasting Agency jamono ji lépp yemb na ngir rek tàmbali Afrobasket bi ci talaata gi. On a déjà installé nos bivans. fi mu toll nii nag installé nañ benn système boo xam ni fukki caméra lay jël normalement nag fukk ak ñaari caméra ñoo war a def liggéey bi am nañu itam benn système de ralenti boo xam ne installé nañ ko boobu juróom-ñaari sortie la am ak ñaari entrée. Aussi de lens, des grands objectifs qui a une capacité de 100 et de 42. moom ak équipe am xam nañu li leen di xaar lool tax na pare nañu ngir songu liggéey bi. On a amélioré la capacité technique. leneen loo xam ne tamit am nañ ko moo di ay objectif maanaam daal li nga xam ne nag mooy tax image ñu mën koo gis yenn saa yi ñu xëcc ko ni mu leen neexee yenn saa yi ñu soreel ko loolu nag am nañ ci ñaar yoo xam ne yu mucc ayib lañu. de système de ralenti. ñu ngi jël ascenseur bi utali studio yi bërëb bi Jean-Claude Wizigira mi ngi animé ab émission boo xam ne bis bu nekk lay am jëm ci sport. L'émission s'appelle Urubuga rw'imikino en Kinyarwanda. Auto sport émission bi ñuy gën a déglu ci réew mi. C'est une émission très populaire et même. émission bi nag siiw na lool fii ci Rwanda daanaka ñëpp xam nañ ko jël na itam raaya yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon amal ci émission yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci réew mi fii ci Rwanda. qui vont y participer depuis le début jusqu'à la fin. RBA yor na droit diffusion 30e édition Afrobasket bu góor ñi groupe de presse public bu Rwanda bi pare na ngir wone match yi ci support am yëpp sukkandikoo ci directeur général am Dieudonné Kennedy Mouniandjiou. Là les droits que nous avons c'est pratiquement diffuser tous les matchs.
fi mu toll nii nag ñun am nañu droit joxe match yëpp yoo xam ne ñooy am ci Afrobasket bi ñun sax ñaari chaîne la ñu am te ci ñaari chaîne yooyu liñ ci gën a farataal moo di match Rwanda bi ñaareel bi Rwanda itam buy joué dañuy jël match bi def ko ci ñaari chaîne yooyu yëpp nga xam ni nag doomu réew mi dinañ fa mën a seetaan seeni équipe bi nga xam ni mooy jongante ci Afrobasket bi. mi ngi xamle ni daañu def couverture bu mucc ayib. Afrobasket bi nag am nañu ay ndaw yoo xam ni sax ñoo fiy nekk di ko couvrir lii di wane daal ñun pare nañ ci fànn yëpp. Le monde entier que nous sommes capables. Afrobasket góor ñi war a tàmbali talaata gi ca Kigali Arena télévision nationale bu Rwanda bi pare rek jox rendez-vous bu am solo 13 millions rwandais yi nga xamante ne daañu teewlu ak ñi nekk bitim réew. mu nga ko Sékou Seydi di suñu envoyé spécial ca réewuk Rwanda Kigali ngir ñeel nag Afrobasket atum 2021 mu doon dellu siwaat nag ci taxawaay bi nga xamante ne rajo télévision bu réewuk Rwanda kon taxawee nañ ko ngir daal di fësal lépp loo xamante ne jëm na ci jongante bi junj na ko sànq nag kon jongante bi daal nay tàmbali tey ji nag ci suba bi 8h30 jotee heure bu Ndakaaru Tunisie ak réewuk Guinée ñoo jot a jongante ci jongante gu njëkk gi Tunisie moo daal di daan réewuk Guinée kon ëllëg ci àllarba gi la réewuk Sénégal di jànno ko waa Uganda daañu leen ko toppandi ak Sékou Seydi ba tey ci xibaar yi tàggat yaram ñu waxtaane nag club Fagnon bu Sal bët Saalumu réewuk Sénégal jamono ji nag ñu ngay waajal di daloo jumtukaay bu am solo ñeel nag wàllub tàggat yaram ñu teewlu si nag ki nga xamante ne mu di Seydou Sané président bu Casa Sport moom nag daal nay addu ci naka boobule jumtukaay ci micro Assane Ba. gëm nañu ni donc projet bi taxaw na ñu nañu daal ñoom depuis Finlande sax lañ ma ko waxee ñu ne bu ñu ñëwee ba gis loolu daal dinañu yàqanti continuer liggéey bi ndax mu teel a jeex te teel a jeex boobu ñun li ñu njëkk a proposé moo ñu def benn étage wala ñaar mais ñoom nee nañu bâtiment bi ni ñu ko gisee mën na jël ba ñeenti étage parce que léegi comme ci suuf am espace dafa jafe mais ci kaw moom mënoo ko jaxat mais donc yu bëri dinañ ko def foofu dina ci am même benn hôtel bi nga xam ne tey boo ñëwee hôtel Casa mën nga am terrain booy football mën nga am piscine booy nager booy fee mën nga am salle bi nga xam ne foofu ngay def musculation mën nga am hôtel am nga lépp donc boo amee loolu nag mën a am ay équipe yi nekk Bissau wala Dakar wala feneen ñu ñëw fii toog tàggat seen joueurs yi ay semaine ak ay semaine te dina indi xaalis pour centre bi fàtte naa ko wax ci nasaraan centre bi mën na dem bay jël téeméeri nit ñi nga xam ne dañ leen di embauché te tey Sénégal loolu bëgg xam naa ne am na ñi nga xam ne ñooy gérer gazon bi gis ngeen machine gazon baa ngi fi jënd nañ ko jóge na Chine ñëw na am na ñu koy gérer chaque fois da nga ko war a toppatoo am na ñi nga xam ne ay piscinistes am na ñi nga xam ne ñoo yore salle gym bi am na ñi nga xam ne ñoo yore administration am na ñi nga xam ne ñoom ñooy yore hôtel bi lingerie yi comme ni ñuy defee hôtel donc boo xaymay loolu yëpp mën nga am ba 100 emploi loolu nag ànd na ak politique état bi te ñun loolu la ñu taxaw. ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gii li yéen kaay yi xëy fasal tey ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca léegi leer na nañ ba mel ni jantum mi di xam nañu léegi koppar yi ngeen nga mën a bokk ci élection locale yu jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 ci ñaata la toll Sud Quotidien Félix Antoine Diome jëwri gu ñu dénk wàll bi rémee karange gi arbitré na ginnaaw ñàkk déggoo gi am ci ñuy sekk la ko digg ci Sénégal ndaxte nee na ngir bokk ci élection locale yi ak ci élection départementale yi faw nga teg fanweeri millions su koppar ngir nga bokk 15 millions ci locale yi 15 millions ci département yi maa la ko wax de yéegleekaay bi ne opposition beeg moo ne ñeey ñoom ñëpp la ñu fëgg ci placard bi ku kawala lii Quotidien fukk ak juróomi millions sunu koppar ngay tekki nga bokk ci élection locale yi ci Sénégal le teew mooy le costume bi nga xam ne moo féewale ñuy sekk géopolitique ci Sénégal Saliou Sall plénipotentiaire bu l'opposition bu Sénégal ni betteel dëgg nag la ñu am ginnaaw koppar yi nga xam ne jëwre gu ñu dénk wàl bi damay karange gi Félix Antoine Diome jàpp na ko waaye nag nee na du ñu nangu mukk ñu leen divertir lu koppar yi bëri Wuri Bello Diallo nekk député ba noppi nekk maire bu APR ne lii lu mënta ñàkk la ndax faw ñu segg dëgg gaay yi nga xam ne bëgg nañ sama séeram dana ngir dooni mbër ci jongante bokk moomee ñu dëgmal ci Sénégal sursaane en tout cas nag élection locale ñu dëgmal ci Sénégal ku yorul bokkoo de ndax 15 millions la ñuy laaj ci local yi beneen 15 millions ci département yi Cheikh Sall plénipotentiaire bu Benno Bokk Yaakaar ci yëglekaay bi ne comme te déggoo amul ci ñun ñi sekk géopolitique ci Sénégal léegi nag normal na ñu dénk wàl bi réemee karange gi Félix Antoine Diome xàcc mbir yi ñaar mu Ndiaye Cissé njiitu ONG 3D ni démocratie nag kenn wala su ko jaay ci réewum Sénégal ndaxte nag bu ñu demee ba nga xam ne ngir nga bokk ci élection faw sa poste 10 gan loolee nag ak lu mënti doon bokkatul ci démocratie ndaxte nee na élection yi du pour borom barke yi rek maanaam yi nga xam ne seen poste dafa 10 gan Saliou
Sarr di plénipotentiaire bu l'opposition bu Sénégal ni fanweeri millions ñu jàpp ci élection ñu dëgg ci Sénégal loolee la ñu jàppoon ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñuy waaye ci réewum Sénégal ginnaaw waxtaan wi nga xam ne su mën nañ ko ci dialogue politique bi ci Sénégal waaye Saliou Sall yamu ca ndaxte nee na koppar yi nag lu mu bëri ci réewum Sénégal mu ngi tere bokk ci élection yi waaye itam kenn du leen divertir duñu ko nangu de Déthié Faye bu noonu la njëy nee na koppar yi bëri na loolu waaye du tax kenn bàyyeeku xanaa kay waajal la ñuy def ngir jëm ci élection locale yu dëgmal ci Sénégal enquête ne nguurub Sénégal kay daa jaay doole dëgg l'opposition bu Sénégal ak noonu la njëy ndax gars yi fukki millions la doon xaar ci caution bi nguur gi yóbbu ko fukk ak juróom ci local yi fukk ak juróom ci département yi Dakar Times ne su réewu Sénégal démocratie bi nag léegi dañ ko jaay ndax caution bi ñu jàpp ci élection yi daal dis na daa seetde dañu bëri ci candidat yi waxoon dañuy bokk ci élection yi boo sagee dañu nar a toog di xaar ndax duñu ca bokk maanaam ci ko gàttal dañu nar a gas bu mu xóot suul seenu bëgg-bëgg las ne ak révision liste électorale yi ci Sénégal rawatina ci diwaanu Mbour Géej ca Ndar Géej ca Ziguinchor ak ca Fatick gars yi ñëwaguñu ndax mbind mi ci liste électorale yi daal daa yolom vox sobri ne Thierno Bocoum njiitu Agir tas na tasar coalition candidat yu naar ànd ci élection locale yu dëgmal ci Sénégal ndaxte njiitu Agir nee na coalition bi lëkkale Ousmane Sonko njiitu Pastef Khalifa Sall njiitu Taxawu Sénégal waa PDS ak waa PUR ne seen bëgg-bëgg du jëlee fi Macky Sall de xanaa kay ku koy wuuti ci bopp Sénégal ndaxte nee na loolee la gars yi bëgg régler léegi-léegi Thierno Bocoum ne coalition bi nag gars yi samp ñu ko rek ngir élection locale yi ndax ñoo nar a ànd ci élection législative yi ànd itam ci élection présidentielle ci Sénégal lay foo koy jox ko kan njiitu Agir Thierno Bocoum muy wax ci alliance su ñeent ponkal yi sëg l'opposition bu Sénégal ak yorunu mën mi ci Sénégal yéeglekaay bi ne Thierno Bocoum kay daa gas góom bi ba mu xóot mayul dara gars yi de ba noppi di sàkku ci Ousmane Sonko Khalifa Sall waa PDS ak waa PUR ngir ñu yaatal géew ngir jële fi li fi nekk ci lu jëm ci yorunu mën mi ci Sénégal waaye Idrissa Seck gëwoon mburoog sow ma ngay sàkku ñu unité plan Orsec ba noppi ubbi enquête parlementaire ginnaaw milliards yi nga xam ne sopp ko ci ndox mi ba léegi fura dal di xëddën yéeglekaay bi ne Thierno Bocoum dal na ci kaw Ousmane Sonko dal ci kaw Khalifa Sall dal ci kaw Karim Wade ndaxte nee na coalition wurée wi ñuy bàkk ci Sénégal li ñuy bàkk ci réew mi di coalition maanaam waxtaan ba déggoo la les échos ni Thierno Bocoum jiitu Agir ma ngay sàkku ci Khalifa Sall Karim Wade ak Ousmane Sonko ñu fàttaliku démb l'observateur ne juróomi weer kott dox suñu diggante ak élection locale yi ñu jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 waaye guerre ba tàmbali na xaatim diggante Amadou Ba ministre des finances ga woon ak Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ndax ku nekk ci ñoom ñaar bëgg nga teg loxo Ndakaaru capitale bu Sénégal Ndakaaru ba Saloum Vox bi ne Abdoulaye Khouma doomi Kaolack bi ne mairie bu Kaolack la soxla waaye du ci dindi virgule ginnaaw bëgg-bëgg bi mu amee ndaxte nee na waa Kaolack seen bopp ñoo ko tànn ngir mu doon seen mbër ci jongante ñu dëgmal Abdoulaye Khouma yamu ca ndaxte nee na lobby yi ca pale nag nanu téye seen tànk te bàyyi laayam-laayami gi lu ko mooy nag ñoom ñëpp dina leen siwal ci réew mi wàcce masque yi benn par benn l'observateur mën na mi ci Sénégal ba tey ji daal saafara amu ci donte nag milliards yu bëri état bu Sénégal dugal na ko ci terewul mbënd bi doon coono ci kaw askanu Sénégal la tur bi ne 782 milliards yu ñu sóob ci mbënd mi lay laaj ana fan la jaar yéegi léegi groupe des médias bi ne milliards yu bëri yu jël dugal ko ci plan Soc ana lu mu jëriñ ci réew mi atum 2012 ba suñu jon yàllaay tey yëglekaay bi ne en tout cas nag audit moom mënta ñàkk ndax fa mu am waaye tamit corps de contrôle yi faw ñu sóob seen yoxo ci koppar yi ngir lépp mën a leer ci kanam askanu Sénégal gépp Le Quotidien ak Vox Populi ne njiitu réew Tchad go woon Hissène Habré daa positif maanaam ci kaw gàttal daa corona te waxtu wi nag wér-gu-yaram sutante na lool ba moom Hissène Habré mu nga ca urgence critique ne joolaa corona kiif ndax li badoolu joolaa bi faat ci Sénégal Covid-19 di mbas mi loolee la faat ci réew mi laas ne mbas mi nag en tout cas waxtu yi mi ngay wàññeeku benn par benn waaye terewul ba tey daanaguñ ko ndax mi ngi ci ba tey Les Échos ni téeméer ak fukk ak juróom-ñaari nit lañu jàpp ci mbëkk mi Espagne leen tege loxo bokk na ci ñaar fukki nit ak ñetti soxna yoo xam ne bokk na ci li jëloon gaal gi ngir dem ci Espagne critique ne musiba dëgg nag moom ca Matam ndax benn doomu imam lañu jàpp te coowal dorog lañu ko toppee mais da ngay seet loolu rek mu ngoog Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokki sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme jotaayu njolloor si fi lañu koy yëkkatee amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wëyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf